Sunuker FM xibaar yi. Sunuker FM. jaajëfal leen ci ànd beeg teewlu bi seen rajo Sunuker FM ci www.sunukerfm.com xibaar yi benn waxtu bi gannaaw ba fanweeri simili bootoo ci benn waxtu li fi gën a fës ci la xibaar. bokk di gën a fës yi la xibaar dañ ci doore ak ASP yi nga xam ne nag dañoo fas yéene banque seeni yoxoo li ko waral mooy ñi dañoo bëgg rek ñu intégré leen fii ci fonction publique waaye itam ñu gën a amélioré seeni conditions yi ñuy liggéeyee daa ngeen teewloo ki yor seen kaddu ci la xibaar buñ ca noppee daañu wax ak récépissé yu yees yi nga xam ni daal nañu koy génne teg ko ci table bi jagleel ko ñii di baykat yi ngir rek ñu mën a daal di aar seeni meññeef ba ñu mën koo jaay du am benn problème daa ngeen teewlu seen kaddu ci yéle xibaar bu ca noppee dañ jeexal pàcc ku njëkk gi ak diwaanu Nioro soxal li nga xam ne mooy président conseil départemental bi yëkkati ay kaddu di xam ne ni ñi di kujjeek politique gi mosuñoo dégg ci gémminoo njiitu réew bi mu wax question troisième mandat jëm ci li nga xam ne mooy élection 2024 yi ñaareelu xaaju xibaar yi ñaari ponk la doon xibaar bi ci réew la ñu koy doore li ëttu yëglekaay yi xëy tey mooy yëkkati jotaay yi mbokk yi ponk yangoog bu ngeen taaxir loo ñu faram fàcce ko xibaar yi ci Sunuker FM. janook Eli Birahim Ka ci xarala gi ñu leen ko junjee ci bopp xibaar yi la ñu koy dooree kaddu gi bàyyeekoo ci cœur de ville bu Kaolack ASP yi nekk ci réewum Sénégal rawatina fii ci dëkk Mbose Kumba jigéen daat nañu entamé li nga xam ne nag mooy ab grève bu ñetti fan fas yéene banque seeni yoxo ki nga xam ne nag moo yor seen kaddu bu ñu sukkandikoo ci moom di sàkku rek ñu intégré leen li nga xam ni mooy fonction publique waaye itam gën a mën a ñoŋal seen liggéey ci biir diwaan bi rawatina ci àdduna wër ngeen këpp ba ci sax Sénégal Babacar Ndaw di ko yor seen kàddu dénk na ko Junior Cissé. li waral jotaay bi tey mooy 72 heures sans ASP ci Sénégal yëpp parce que bu ngeen fàttalikoo ASP Macky Sall moo ko créé en 2013 bi ñu ko créé 2013 ba léegi ñu ngi ci nekk di liggéey volontairement engagé wu boole suñ fulla ak suñ fayda pour Sénégal actuellement fi mu ne nii ñu ngi ci 8 ans de volontariat boo xamante ne wax dëgg yàlla ku ne xam ne ne métti na moo waral nag ñu taxaw ne fi mu ne nag fii lañ mën a em li ñu waroon a defal Sénégal yëpp defal nañ ko Sénégal en tant que citoyen kenn gën ñoo nekk patriote engagé wu nañ pour Sénégal déterminé nañ engagé wu nañ li ñu waroon defal Sénégal defal nañ ko Sénégal kon actuellement le président Macky Sall moom moo ñu war a récompensé moom moo ñu war a delloo njukkal moo tax ñu créé 72 heures yi 72 heures yoo xam ne Sénégal yëpp benn ASP du liggéey moom moo war a lii tey ñu taxaw si buntu unité départementale bu Kaolack di wane suñ naqar di wane ne sonn nañ dafa am loo xam ne nag su ko ay ndaw defee engagé wu pour Sénégal engagé wu pour seen réew kon état bu Sénégal war nañ ñoo delloo njukkal war nañ ñoo gëstu dañoo yor jabar yor ay doom situation yi métti na kon état bu Sénégal nañ ñu jàppale dimbale ñu ba nga xamante ne dinañ ñu insérer à la fonction publique loolu la ñuy demandé moo tax ñu toog 72 heures yoo xamante benn Sénégalais benn ASP du liggéey kon donc lii mooy li nga xam ne moom moo ñu naqari tey te ñu ngi naqaru nag suñu CID yi nga xam ne ñoom ñoo ñu jiite ñu engagé wu nekk seen wet di liggéey ak ñoom mais vraiment jàppale wuñ ñu ci combat bi am na ci ay CID yoo xam ne jàppale wuñ ñu parce que ñu ngi menacé ay ASP di recenser seen tur pour bugg leen a sanctionné te lii dafa dépassé seen niveau waxuñu ak benn CID li jën duguñ CID ki ñuy réclamer mooy le président de la République Macky Sall la ñuy waxal pour mu régler situation ASP parce que dafa am loo xam ne nag su yàggee égoïste lay doon mais man rek je suis égoïste après moi le délice c'est pas juste c'est pas honnête yàlla bindut yemale mais créé na solidarité te CID yooyu solidarité boobu lañ doon xaar ci ñoom mais defuñ ko. Sunuker FM. leneen ci la xibaar ci biir Sunuker FM dañuy daal di àddu jëmale ci bureau de l'Assemblée nationale bi nga xam ne daal dinay lànk kandaare ne duñu criminaliser li nga xam ne mooy wàllum homosexualité fii ci réewum Sénégal ci ñoom fukk ci ñoom député yi juróom-ñeent rek ñoo daal di voté li nga xam ni mooy contre kenn rek moo voté ànd ci li nga xam ni mooy lii di criminaliser lii di wàllum ngóor jigéen buñ sukkandikoo ci code pénal bi nga xam ne nag daal
dinay condamné yenn ci ay acte de contre nature Junior Cissé ci yaatal gi. niki démb le bureau bu assemblée nationale comme nu leen ko règlement bi maye doon dajaloo ñeel examiner lu jëm ci wàllu recevabilité wu proposition de loi bi nga xamante ni ñenn ci groupe député yi ñoom ñoo ko daal di proposé bokk na ci ñoom ñooñee sax kii di Mamadou Lamine Diallo mi nekkoon ci bopp projet bi nu mel ci ab communiqué nag bureau bu assemblée nationale daal dina ñuy renseigner que membre bureau yi nu mel concerné wu nañ laataa rek ñu daal di jël dogal ñeel projet de loi bi buñ sukkandikoo ci communiqué bi nag nee nañ proposition bi nu mel dafa bëggoon modifier mbala sax élargir ay dispositifs yoo xamante ni daal dinay exister ci loi numéro 65/60 bu 21 juillet 1965 bi nga xamante ni loi numéro 66/16 bu 1er février 1966 moom moo ko daal di modifier ci communiqué bi nga xamante ni daal dinañ koy fësal ñoom ñooñee daal dinañuy wax que ni sénégalais yépp daal dinañuy xam disposition définie ak réaffirmé yi nga xamante ni njiitu réew mi Macky Sall daal dina koy jël ñeel lu soxal mbirub góor jigéen ci mim réew ñoom ñooñee jàpp nañ ne sax disposition yooyu leer na nañ jarul ñu ci yokkaat leneen ci jamono joo xamante ni code pénal sénégalais dafa yëkkati ab daan bu am solo jagleel ko ñii ñuy képp koo xamante ne yaa ngi def mbirub góor jigéen ci mim réew ak loo xamante ni rek acte contre nature la ak attentat à la pudeur gannaaw bañ ko saytoo bureau bi nu mel nag jàpp nañ ne jarul ñuy jëlaat yeneen loi di ko ci dugal li nu mel moom moo tax ba prérogative yu ñu leen may ñu daal di rejeter projet de loi bi nga xamante ni waa ànd sàmm jikko yi daal dinañ ko doon jébbaloon nañ ko Mamadou Lamine Diallo ngir ñu woote ko ci mim réew bokk na ci ñu dàq loi bi nu mel kii di njiitalub assemblée nationale Moustapha Niass ak kii di Abdoul Mbow maanaam ci fukk ak ñeent député yu nekk ci bureau bi fukk yi rek ñoom ñoo teewoon juróom-ñeent yépp dañoo woote ngir ñu dàq projet de loi buy criminaliser mbirub góor jigéen kenn rek moom moo nangu woon ngir ñu woote ko muy Cheikh Bara Dolly. Suñuy Kër FM. fanweeri simili ak juróom-ñaar moo bootu ci benn waxtu addu jëm ci li nga xam ne mooy wàllum mbay mi ak Orsec mi nga xam ne daal dinañuy tekk à STIFSEM jëm ci wàllum récépissé entrepôt ngir rek ñii di baykat yi moo xam ci secteur boo nekk wala boog filière booy def nga mën a am sa stockage boo xam ne ci ngay denc say meññeef buñ sukkandikoo ci ki nga xam ne moo yor boobule Orsec di Idriss Junior Diallo ay kàddoom dénk na ko kii di Mouhamadou Junior Cissé. dañu nekk fii ci Gandiaye ci région de Kaolack pour lancer lu ñuy wax premier récépissé d'entrepôt donc lancer financement à travers financement yoo xamante ne dañoo sukkandiku ci récépissé d'entrepôt ci loolu nag ci njiital gouverneur de la région ak sous-préfet de Mbodj ak tamit autorité administrative et locale les forces de défense et de sécurité commandant gendarmerie ak organe bi ak suñuy collègues suñu partenaire banques yi ak banque LBA notamment aussi banque société bu ñuy wax entrepositaire pro contrôle dañoo ñëw fii pour vraiment mandargal loolu démarrage la nag parce que am na ay entrepôt yu bëri ñu agréé wala ñu nekk ci yoonu agrément fu mu nekk ni fii ci région Kaolack dañu jóge ci yenn régions yi pour ñëw fii effectivement état bi gis ngeen ko ci at yi passé Sénégal ci plan Sénégal émergent def na jéego yu bëri ci wàllum agriculture wàllum mbay su ko production yi léegi yokk nañ ci pomme de terre bi wala ci soble bi wala ci gerte gi ci mbokk mi ci dugub bi yëpp pour spéculation yëpp vraiment am nañ ci jéego am ci résultat yu sax léegi il faut que ñuy dem ci beneen phase mooy phase jàppale kooku noonu bay producteur bi mooy ki bay sonn ci mbay mi mu mën a léegi am na récolte am mu mën koo jaay ci ay anam yu baax foofu lañ toll état bi gis beneen stratégie léegi boo xamante ni il faut que ñu jàppale ñooñu pour premièrement ñu mën a jël seen stock boobu génnee ko ci àll bi indi ko ci dëkk bi ñu mën ko dugal ci ay magasin ci ay entrepôt yoo xamante ne entrepôt yu mucc ayib. mu nekkoon ay kàddu Idriss Junior Diallo waaye ba tey dañuy des ci boobu le mbir ak ñi nga xam ne ñooy producteurs yi rafetlu jëf ju ni mel jëm ci récépissé entrepôt yooyu leen ndax dina tax ñu gën a mën a gérer seeni marchandises yi di baax bi nga xam ni moo yor porte-parole yu producteurs ya nekk ci arrondissement bu Ngothie ay kàddoom ñu teewlu ko. maa ngi gërëm président de la république ñu am xalaat boo xam ne tey bépp béykat bu ko gis dina ci gis boppam. moo di ñu am ay kayit yoo xam ne yu wër la yi tax mbapat mën a jóge fii lii bokk na ci
et di gërëm itam directeur général Diallo ak autorité régionale yi fi ne di gouverneur de la région ak sous-préfet ak commandant de brigade yi ñu dëkkal ngir jàppale gi ñuy jàppale ci liggéey bi ñu def parce que comme ni ñu ko waxee biir CNCR ñun nguur mooy sunu premier partenaire état mooy premier partenaire CNCR état mooy premier partenaire ASPRODEP tax na bu ñu amee xalaat bu mel ni ñu ci suñu fédération yi ñu ci fédération yi ñun ñee ci suuf ngir jëmmal ko mënuñ def lul gërëm leen sant leen ci lii dina tax comme ni ma ko waxee woon sànq ci tubaab mbappat jóge ci réew mi mbappat jóge ci tund yi naam am na bërëb yoo xam ne tey boo demee Saloum ñu ngi jël seen gerte di ko jaayee njëg lu néew du Sëñ santaane waaye récépissé bi ñu am dina tax ñu mën a am alal boo xam ni ci ku ñu doon lëkkalal kuñ di gën di liggéeyal di la banque agricole li ñu teg suñu loxo nañ ko saytu bu war ba nga xam ne tey fépp béykat ne ci région de Kaolack mun a xam ne lii nii kat am na solo war naa ci dugal sama loxo war naa ci def ko sumay mbir ngir mu yaatu ba ndóol ak ñàkk jóge ci réew mi. Suñuy Kër FM. jeexal la pàcc bu njëkk bi ci yéele xibaar dañuy dem ba diwaanu Nioro ak njiit ba ñu dénk conseil départemental bu diwaan ba di wax jëm ci li nga xam ne nag mooy 3e mandat bi ñu jàpp ni moom njiitu réew mi dafa fas yéene bokk ci élection 2024 yi moom nag mi nga xam ni mooy Malaw Sow mi ngi dal bu baax ci ñii di kujjeek politique gi di leen xam ne ni mos ñoo dégg ci njiitu réew mi mu daal di addu jëm ci lu nu mel kon bokk nañu ko bàyyi mu nekk ci lu mu nekk ndax jàpp nañ ñi di kujje gi ay manipulateur lañ na Malaw Sow ay kàddoom dénk de ko sax di janda soxo barki dem bu ma ne leen man de gars yi dafay ñëw ne man maay investiture tey pour ma nekk candidat président conseil départemental man du ma investiture sama bopp tey pour président conseil départemental Macky Sall laay investiture pour mu nekk 3e mandat bu président de la république ci Sénégal dama ne xam nga ñoom débat bi ñuy def dafa amul njëriñ Macky Sall dafa mos tawax ci àdduna ne bëgg naa 3e mandat man de mosuma koo dégg te kenn mosu koo dégg la mu wax fii ci Nioro leer na man nekk naa ko nekkaat ko te constitution bi man maa ko deflu xam naa ne ku falu ñaari yoon dootoo falu ndax constitution bi moo ko bañ bëggatuma kenn tudduma ci lu mel noonu léegi loolu passé ñuy wax ba tasewaat ak moom naan ko loolu ngay doon wala déet bu amee fu la lu mu leen di tontu du ma ne déet du ma ne waaw comme lam leen wax bu njëkk ñoom doyul leen te dégguñ mu wax leneen te ñoom bu seen ñu def ko débat te ñoom ba amuñ ci benn intérêt mais lu mu leen di tontu du loolu du ma ne déet du ma ne waaw la leen di tontu comme lañ dégg lu njëkk du ma bugguma ko te du ma ko doon ñoom doyut leen ñoom noonu la ñuy wax rek ba dugal nit opposition bi kuñ dugal kaso ñoo la fa dugal génn wëcc la fa ndax ba ñuy wax ci Karim Seydou Seck lañ ko jëkkoon boo ko laalee ñu laal la boo ko laalee ñu laal la ba Ablaye Wade ñu jógee foofu ñu ñëw ci Karim lam def ñoom yëguñ tinuñ fekkeewuñ dégg nga mu am problème am ñu jàpp ñu naan boo ko tëjee réew mi tàkk réew mi dana tàkk réew mi dana tàkk ñaata at ba léegi loolu doyut ñuy dem élection ñu naan Karim dana ñëw Karim toppatawul leen yoonam newu fi amu fi soxla candidat boo xam ne du ñëw du teew doo ko gis yow mi teew yow man ñeme waa nekk candidat ndax yow da nga wub làmb ja doo ko bañ ko fi defee Khalifa lam def mairie ñu tëj ko téye ko fa ba war koo ba ñu ba ko ñu génn di campagne ku dugg kaso ba xàmmetoo sa ndeyjoor sa càmmoñ fooy jiitee nit ñi moo nekkoon ay kàddu Malaw Sow foofule ca diwaanu Nioro conseil départemental de la jeunesse foofule ca Nioro ñu wéyal xibaar yi gannaaw ba ñeent fukki simili ak ñett boto ci benn waxtu ña subu ci ñaareelu xaaju xibaar yi ci Suñuy Kër FM. ñaareelu xaaju xibaar yi dañ koy dooree ak xibaar yi biti réew di ci ànd ak Ndeye Yaali Fall Cissé. Ndeye Marie Dabo gannaaw ba ma la nuyoo ba noppi xibaaru bitim réew yi ne su koy dooxee ca diwaanu Mali laata rek ñuy sóobu ci li nga xam ne moom mooy sommet extraordinaire bu CEDEAO ni ki dimanche gi ñu weesu nag dañu doon amal sommet bi nga xam ne moom mooy ñeel durée chronogramme transition bu diwaanu Mali loolee nag tax organisation ouest africaine daal di yónnee ab délégation ca diwaanu Bamako boobulee délégation sax ñu ngay xamle ne ka nekkoon njiit ca diwaanu Nigéria di wuyoo ci turu Goodluck Jonathan moom moo nag jiite boobule délégation nga xam ne moom mooy médiateur CEDEAO ca diwaanu Mali mu doon nag ab délégation boo xam ne njiital transition ba di wuyoo ci turu colonel Assimi Goïta moo leen dalal bokk na nag ca la gën a fës ca lañ fa waxtaanee chronogramme transition diwaanu Mali bi nga xam ne jàpp nañ ko juróomi at loolee
nag daal di jur coow lu bëree bëri ca diwaan ga. ba tey ñu desandi ca diwaanu Mali ñeel boobee tukkib nemmeeku nga xam ne médiateur CEDEAO ca diwaanu Mali amal na ko bu ñu sukkandikoo nag ci ñoom ñu ngay xamle ne parti politique yu bëri ak ñenn ci association daal dinañu amal ab waxtaaj niki àllarba gi ñu weesu doon yemoo ko juróomi fan ci weeru janvier atum 2022 ngir rek ñu mun a àddu jëmale ko leen ci boobule chronogramme nga xam ne dañoo wax ne juróomi at la ñu jàpp loolee di transition ba. ci seeni janoo ak taskatu xibaar yi ci la ñu daal di yëkkati seeni kàddu di ñaawlu bu baax a baax boobule chronogramme ñoom ñee nag ñu ngay sakku ngir rek ñu delloowaat mbir mi na mu nekkee woon ñu xool kan la ñu mun a fal ngir rek mu doon seeni njiit waaye itam ñu jaarale ko ci li nga xam ne moom mooy ay élection loolee nag ñu ngay sàkku ngir rek ñu amal ko ci nu mu gën a gaawee. Ndeye Marie Dabo ñu jeexalee xibaaru bitim réew yi ca diwaanu Gabon foofee nag gouvernement ba daal dina yëkkate ay kàddoom di xamle ne boobule variant di Omicron daal dina gane ci seeni diwaan ga lu toll ci téeméer boo jël ñaar fukki ya jàpp ñaar fukk ak juróom ya ñu ngi leen testé ñu daal ci am li nga xam ne moom mooy variant bu bees boobee di Omicron niki démb nag la ko xamle moom jëwrin gi ñu dënk wàllu wérgu yaram ci ab janoo ak taskatu xabaar yi mu doon amal mu doon ab prox ndollu ci moom mu daal di ñëwaat bu baax a baax ci politique gouvernement ba ana naka la ñu mun a def ngir rek ñu mun a xeex lépp lu jëm ci wàllu mbasum coronavirus mu doon nag ab politique boo xam ne askan nga ñoom d'accord ñu ci benn yoon bile mooy ñaareelu yoon ñu daal di bañ ba lànk arrêté yi nga xam ne gouvernement ba daal dinañ ko teg ngir rek ñu mun a xeex li nga xam ne moom mooy mbasum coronavirus. kon Ndeye Marie Dabo li moo nekkoon li gënoon fës ci xibaaru bitim réew yi ñaanal leen kenn dalu jàmm te di ko sàkku si yéen jërë ngeen jëf. canta ngërëm ñeel na ko moom soxna Ndeye Yaly Fall Cissé ci li nga xam ne mooy xibaari biti réew yi dañ daal di addu ci ponk bu mujj bi di li ëttu yëglekaay yi xëy tey Mouhamadou Junior Cissé moo ñu koy dégtal. dal leen ak jàmm mbaa yéen a nga ca projet de loi bu ñeel criminaliser mbirub góor jigéen ci mim réew jàpp leen ne faat nañ ko te juddoogul waral ba yéenikaay yu bari ni ki tey daal di koy xëyee le mandat naan ñu loi bu soxal homosexualité fii ci diwaanu Sénégal mbir mi daal dinay jur coow rawatina sa pencum ndaw réew ma ndax ñee nga xam te ne ñoom ñoo di député yi dañoo mujjee rejeté lu nu mel laas yéenikaay naan ñu majorité parlementaire bi ñoom ñoo def li nu mel ñeel projet de loi bi nu mel Moustapha Niasse ak ñoñam daal dinañ rejeté projet de loi bu ànd sàmm jikko yéenikaay bi di Les Échos naan ñu ànd sàmm jikko yooyee ñoom daal dinañuy maire ba photo Alioune Souaré ak kii di Mame Makhtar Gueye daal di yuuxu ne li nu mel ab scandale ba noppi di dénoncer mbir mi ki nga xamante ni moom moo di Cheikh Bara Dolly moom kese ci fukki député yu teewoon ci bureau bi nu mel moom moo daal di défendre lii di texte bi Yayman Albis moom ni ki démb dafa dawoon ndax nanguwutoon a teew ci jotaay bi nu mel mu mel ni que ni kañ ñoom Abdou Mbow Moustapha Niasse ak i seeni ñoom ñëpp dañoo lànk ba tëdd ci naaj bi ne projet de loi bi duñ ko wote ndax lii daal dinay am ci yoonu Sénégal ba nopp yéenikaay bi di enquête naan ñu jàpp leen ne bu doon projet de loi bi nga xamante ni moom moo ñeel mbirub criminalisation wu góor jigéen yi ab nen la cuuj bi ci biir nen bi lañ ko faatee xaaruñ sax mu daal di juddu ndax dañ kaa waaxu bureau assemblée nationale bi daal dina ñuy déclarer irrecevable proposition de loi bi nu mel ba noppi naan njiitu réew mi Macky Sall xam na li muy def te du nangu benn yoon ñuy daganal góor jigéen ci mim réew mu mel ni que ni kañ ñoom ñooñee di majorité bi ci biir yéenikaay bi di l'info daal dina ñuy dicté ci seen loi comme niñ koy amalee saay su nekk keneen koo xamante ni mi ngi dicté loi ci àdduna bi rawatina ci mim réew mi ngi ci biir yéenikaay bi di Vox Populi du lenn lu dul variant bi ñu duppee Omicron ndax jàppal lu toll si ñaari junne ak juróom-ñaari téeméeru cas lañ am ci benn weer mu mel ni que ni kañ coronavirus mi ngi dàbbaliwaat moomaat terrain am ba noppi di imposer loi wam yéenikaay bi di l'Observateur naan ñu li nu mel kañ daal dina tax ba njiitu réew mi Macky Sall jamono ji dafa coincé te lu ko waral du lenn lu dul virus absence de mesure de restriction yi nga xam te ni daal dinañ koy nemmee ci mim réew ñeel feebar bi di coronavirus daal dinay yéem ñu bari ci mim réew waaye itamit boo mayul li nu mel dina jur ay njeexintal ci li nga xamante ni moom moo di koomu réew mi leneen loo xamante ni coronavirus bi mi ngi ciy jur ay njeexintal mooy wàllu sport bi rawatina football bi ci biir yéenikaay bi ba tey di l'Observateur mu ñuy xamal ne jamono ji Aliou Cissé naam sax su fekkee ne am na ñenn ñoo xamante ni ci staffam ak i joueuram dañoo des Ndakaaru loolee rek lu ko wund du lenn lu dul dañoo feebar te coronavirus moom moo fa jaar Aliou Cissé dina léegi askanu Sénégal
Sénégal mbaa mu firi leen kub leen ko laaj mbala mu fori new defari laxasaayam dem wuti feneen joueurs Sénégal yooyu ci biir yéenikaay bi di Vox Populi mu ñuy xamal ne ci lim bañ convoqué woon fukk ak juróom-ñeent rek ñoom ñoo teew ca Bafoussam ñeel Coupe d'Afrique des Nations bi nga xamante ni moom la ñuy dëgmal yéenikaay bi di Le Quotidien daal dinay xëy nik tey ci mbiru gerte gi ñeel taxe sur exploitation de l'arachide bi nga xamante ne njiitu réew mi daal dina koy yëkkati moom moomee gannaaw ba nga xamante ni daal dinañuy nemmee ko ab ay jafe-jafe ci campagne de commercialisation de l'arachide njiitu réew mi Macky Sall taxaw na temb ngir renoncer lu toll ci 9 milliards ci suñuy koppar ngir encourager secteur bi nu mel keneen ku xàlli yoonam jël secteur mi ngi ci biir yéenikaay bi di Libération mu ñuy xamal ne ab gone goo xamante ni ay atam mi ngi toll ci fukk ak juróom dañ kaaw enlevé woon moom moomee ci weeru octobre lañ ko enlevé mujjee kaa transformé ab esclave sexuel maanaam ci gàttal gone gi di wuyoo ci turu M Ba ci jouru rentrée des classes lañ ko daal di enlevé yóbbu ko ci këru Awa Ndiaye moomee jamono ji nga xamante ni gone gi mi ngi liggéey tâche ménagère yépp ci biir këram maanaam mbindaan fóot raxas ba ci bale ñii di ay doomam ku ci mel ni Moustapha Diouf Abdou Salam Diouf ñoom ñooñee dañ ko daan tëddee gone gi ci biir yéenikaay bi mu ñuy xamal ne doomu Awa Baye lu nekk lañ ko daan def saay su nekk su leen neexee rek ñu jóg di ko seet ba yaramam dootul mën dara wante gone gi mi ngi xam ne seen yaay di Awa Ndiaye du ci wax dërëm maanaam ci gàttal patt lay def magu gone gi di M Ba ci biir yéenikaay bi naan rakam ji kañ dañ ko transformé woon en esclave maanaam jaam lañ ko defoon ci kër gi nu mel moom moomee di borom kër ga di Awa Ndiaye mi nga xamante ni moom moo foroon gone gi lu mu xamle ba mu jàkkaarloo ko ñi di enquêteurs yi du lenn lu dul dafa yërëmoon gone gi moo tax mu fat ko dugal ko ci biir këram ba noppi bëggoon kaa may kenn ci ay doomam yéenikaay bi di ñu xamal ne Awa Ndiaye ak ñaari doomam yooyu daal dinañ leen di déférer ngir association de malfaiteurs enlèvement détournement de mineurs viol ak mbiru pédophilie. jaajëfal ko bu baax moom Mouhamadou Junior Cissé ci li ëttu yëglekaay yi xëy tey mooy daal di buural yi la jotaayu xibaar yu benn waxtu yu tagal fanweeri simili jaajëfal ko bu baax moom Eli Ibrahima Gami fare woon ci xarala gi waaye di leen wax ngeen des di woy ak suñu programme ci www.sunukerfm.com www.sunuker.com di leen ñaanal teen lu jàmm di ko sàkku ci jërë ngeen Vous écoutez Sunuker FM sur www.sunuker.com. Sport, culture, politique, éducation, société, santé, religion, économie. rajo Sunuker FM ngir gën a jege askan wi. ñu leen di bàyyi xel saa su nekk.